jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës kuréel ga ëmb amical ya nekk fële ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop di étudiant ya ñoom nag ña ngay naqarlu doxalinu kërug banque gi di Ecobank ndax nee nañ kër ga nag ma ngi leen di jural ay jafe-jafe rawatina ak seen bourse yi nga xamante ne foofee lay jaar la ñu cay coppati metti na leen bu weesoo loolu tamit ña ngay naqarlu seen i ñooñ ñu dàq ca daara ja nekk ca ndax dinañ ci ànd ak màggat gay ca kanam lay doon ca Sigicoor ña ngay waajal tabaski ba waaye xar ñu ne ñàkk na foofee ca Bignona Ziguinchor la ñu seetlu sax mooy bu ñu ko méngalee ak ren mu mel ni kon la ñu manqué ci xar nag bari na lu toll kon ci juróomi junni xar ñu ngi koy xaar foofee nag ca Ziguinchor bu weesoo tamit nee nañ xar yooyu nga xamante ni gisuñu ko sax lañ fa jot a gis njëg ya cher na beneen ponk ci biir xibaar yi dem beeg dikk bi ñeer wàlluk hydrocarbure ñi nga xamante ne nag ñoo ca yëngatu di syndicaliste yooyu ñoom nag lank nañu ne duñu daal di rek dem ci waxtaan ndax am na ab projet boo xamante ne nii jëm na ci wàllu convention te projet boobu ba nëga ni dañu ci rek déggoowul ak kilifa yi CNTS/FC nag mi ngi koy naqarlu bu weesoo loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu hydrocarbure ne nag ñaari convention maanaam ñaari xaatim mënula am ci boobu secteur mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb amicalu étudiants yi nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag ña nga joxañ baaram kërug banque bi ñu duppee Ecobank nga xamante ne daanaka seen i bourse fa lay jaax la ñu xamle nag mooy kër gi mi ngi leen di jural ay jafe-jafe rawatina ak nag la ñuy coppati ci seen i bourse lépp ñu ne mënatuñu koo dékku bu weesoo nag la ñu naqarlu bokk na ci étudiants yi ñu boole dàq fale ca université bu Ndar seen lim nag toll ci ñeent ci kaw loolu ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi daal ñu daal leen wallu ci li ñuy dund jamono ji màggat gay jafara ba ci leeral. xaw temm la étudiants yi def ngir dem ba sës ci seen xeex bi li waral ñuy ñaxtu di jafe-jafe yi am ci ni ñuy gérer bourse yi ak ni ñu koy joxe collectif bi ëmb amical yi nekk UCAD ne mbir mi ca kanamu yoon lañu ko jëmee. Ecobank dafa war a def service yi ni mu waree dafa war a respecter étudiants yi grosso modo respect boobu gis nañ ne am Ecobank da ngay am sa xaalis ci sa compte. nga bàyyi ko fa mu yàgg nga ñëw fekk xaalis ba dem nga laaj leen ñu ne retourné nañ ko trésor ñu dem trésor ne xaalis mës ta jóge Ecobank ñëw si ñooñ loolu nuñ koy tuddee lu dul loolu sàcc la tudd léegi biñ constaté sàcc yooyu yëpp collectif bi def plainte yóbbu Ecobank fa mbaxana doone benn ndax aussi réew mi ñu ne jàpp nañ ne réewu yoon la. gannaaw publication wu liste ndongo yi war a jot ci ndimbal yi nguur gi di joxe étudiants yi nee nañ mbetteel la ñu am ci wàllu wi leen ci jox. commission kuréel gi nga xam mooy càmbar bourse sociale yi dafa daje ñu ne UCAD université Cheikh Anta Diop may nañ leen ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti bourse sociale. si liste yi ñu publier si Campusen bu ngeen demee yéen ñi mën ngeen koo vérifier. junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaari bourse ñoo fa ne ñu ne leen nag bourse yooyu fan lañ ko dugal ba tey amuñ ci tontu te si biir bourse yooyu am nañu si ne ñoo xam ay jirim lañ te bindu woon nañ ci plateforme bi. ñu ngi naqarlu itam ñeenti ndongo yi ñu dàq ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñuy woo kilifa yi ñu xoodaat lu ni mel. ñuy ay étudiants réew mi yaakaar si ñoom ñu ne UGB condition ya metti ndoxu du si di dugg si seen néeg yi. ñu wax ko fépp kenn bañ leen a faale comme nii ñun ñuy waxee depuis 1900 kenn faale wuñu bañ ko waxee ba sonn ñu wàcc ci mbedd mi bañ wàccee ci mbedd mi assemblée de l'université daje dàq leen jël décision ne ñii dañ leen di yóbbu conseil de discipline bi daje na dàq na leen. léegi tey bu ñu demee ba Sénégal kenn mënatu fee kaas kenn mënatu fee gis lu dul yoon nga ne lii du yoon ndax soo ko defee ñu dàq la kon ñun ci mbad réew lañ ne. collectif bi ëmb amical yi di woo nguur gi ngir mu saytuwaat contrat bi mu xaatim digganteem ak Ecobank ngir dakkal jafe-jafe yu bare yi am ci wàllum bourse yi.
ma ngoog ñu daal di dem ba fële nag ca diwaanu Ziguinchor ak Bignona wax nag ci maanaam xar yi ak jamono ji nga xamante ne ña ngay waajal tabaski ñu ne xar lu fa ñàkk la bu ñu ko rek méngalee ak at mi weesu foofee ca Ziguinchor booy xool jàpp Bignona Ziguinchor kese ñu ne lu toll ci junni xar juróomi junni sax laay wax ñu ngi koy xaar foofee ca diwaanu Ziguinchor bu ko weesoo tamit nee ñu xar ya cher na lool ci ñaari diwaan yooyu Boubacar Diassi du ñàkk ñu daal di koy rek teewlu laata xibaar yi di jeex ñu wax nag ci maanaam dàll yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ak ñi nga xamante ni ñoo koy liggéey nekk ci biir réew mi nee na nag jamono jii ñuy wax ak yéen nag ñoom cordonnier yooyu nga xamante ni fii la ñu fekk baax ñoom nag gisaguñu bu baax client ndax dafa mel ni rek ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy doomi Sénégal yi dañuy faral di bëgg lay jóge ca bitim réew te booy xool nag ci wàllu qualité bi moom amul benn sikki sàkk buñ ci mën a def Fatima Touré Modou Diop. nekk métier ndono buy jàll ci génération jëm ci beneen génération ñu nemmeeku ni fii ci Médina rue 11 angle 18 bëri na fi ñi nga xam ne rek ñu ngi yëngatu ci wàllum liggéeyu uude tabaski bi nag di jub si ñoom ñi leen di xamal ni rek client yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. période bi ñu toll nii ay commande la ñu ëpp lu ñuy def ndax gis nga heure bi daaw boo ñëwee masaan ñëw doo fekk dàll yu bëri wekkee instant bi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ñu ngi ñëw par ndànk-ndànk. wax dëgg yàlla ñi ngi yëngu ci dàll yi macha allah alhamdulilah rabil alamin jigéen ñi tam ñi ngi ciy jàpp ñi ngi consommé sénégalais ñi ngi dikk ñi ngi teew xam nga ànd ak mouvance bi ànd ak mode bi xam nga di yëngu ci temps. ak concurrence bi nga xam ne nag mu ngi ci marché bile moo tax nag ñoom uude yile di xamale ni qualité bi duñ ko caaxaane benn yoon. ñenn ñi lu yomb moo la ci dugal xam nga jigéen ñi war a wala am xew suba war a sañ ci suba dem Gibraltar wala Centenaire wala Sandaga jënd benn dàllu chinois ñëw solo ko. kooku loolu moo ko ci arrangé quoi mais da koy sol benn fan ñaari fan dàll bi yàqu. bu njëkk nit ñi tokkoon nañ mouvement boobu noonu di wax dàll chinois waaw mais qualité yi ñëpp xam nañ ne par exemple tey li gars yi di liggéey ci réew mi moom méngoo climat réew mi adapté ak par exemple bëgg-bëggu nit ñi ak mode bi mais sincèrement parlé uude yi macha allah wax fa dëgg yàlla ñi ngi liggéey lu toog lu tegu ci temps. waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu client yi ñoom nag bëgg nañu lool li nga xam ne moo di dàllu uude yi li ko waral mooy. dàllu uude bi dëgër na ba pare c'est moins cher par rapport ak yeneen dàll yi quoi. dàllu uude bi moom li tax ñu taamu ko. mooy comme sama genre gi daal seen tànk yi métti uude bi moo gën chinois bi loolu moo tax ñu préféré ko man même bu dul tabaski daal uude laay sol mu day yaxanal poos a pare dafa baax da ngay sol ba sonn da ngay raxas da ngay def lépp. métier uude doxatul comme ni mu daan doxee moo tax nag ñoom ñuy ñaan état bi rek ñu daal leen di jàppale yëngatuwaat bu baax ci seen i secteur ba nga xam ne rek lépp li nga xam ne bëgg nañ ko dinañ ko am daati rek ñàkk jëriñu. waxoon nañu ko léegi ca diwaanu Ziguinchor jàpp Bignona nag xar ñàkk na fa te ña ngay waajal tabaski ba foofee ca Ziguinchor képp nee ñu lu toll ci juróomi junni ci xar nag ñu ngi koy xaar ba tey ndax bu ñu ko méngalee ak at mi weesu daal dafa mel ni kon xar ya dafa gën a ñàkk bu weesoo loolu tamit ñu ne njëgu xar ya kon cher na ca Ziguinchor ak Bignona Boubacar Diassi. gannaaw bi ay fan yu néew rek ñoo dox ñu digganteeg tabaski yi mer na ni xar dafa manqué gum ca Ziguinchor. waaw li ñu mën a wax mooy par rapport ak daaw mën nañu wax ne tey am nañu ay xar yu manqué parce que daaw si période bu toll nii amoon nañu 15000 moutons mais fu mu nekk nii ñu ngi si ay côté 10 000 donc loolu wane na ni vraiment que li ñu am des na amaguñu li ñu soxla te am nañu yaakaar que vraiment dinañ am d'ici tabaski bi parce que ñu ngi taxaw bu baax a baax pour que loolu situation bu amoon fii 2007 bu mu amati. ñu yokk ci njëg bu cher bi fii ci Bignona. dama ñëw Bignona pour jënd xar mais bon li ma fi gis moom dafa jéggi dayoo quoi xar yi dañoo cher nag dëgg fa yàlla dañoo cher nag xaw ma daal nu ñuy def moom mais xar yi dañoo cher. waaye it fii ci Ziguinchor. bon prix moom wax dëgg yàlla prix moom dafa cher top par rapport à l'année dernière mais cette année boo xool def naa tour daral bi yëpp mais sincèrement gars yi prix ñuy wax da ngay dégg ay 140 000 150 000 ba 90 000 ak 95 000. jaaykat yi di wax fii li ko waral. comme habitude rek xam nga xar yi ren moom jur kii affaire nguur bi non affaire kii bi ni mu ko lekk bi dafa jafe depuis daaw xar yi si poos yàq la ñuy lekk. waaye gouverneur adjoint bu Ziguinchor bi yor lépp lu aju ci koom di fàttali fii jaaykat yi li lépp lu leen nguur gi baal war naa amal njëriñ askan wi. accompagnement état bi ngir bu ñu dindee taxi yombal aliment bi ak aussi accompagner leen ci wàllu kaaraange accompagner leen mën a am ndox am courant bu doy loolu pour en retour population bu nekk sénégalais bu nekk mën a am xar ci prix bi gën a yomb loolu la. loolu nag bi ñu dajeek éleveurs yi fàttali nañ leen ko ñoom aussi nangul ñu ne ko ne dinañ mën a jaay xar yu gën a yomb. askanu Ziguinchor di xaar njëriñ loolu ba xam dina ci am.
ñu àdduwaat ci yorinu gaz bi fii ci Sénégal mu doon tomb boo xamante ne waxtaanee nañu ko ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop ay jàngalekat ñi seen xam-xam màcc ci wàlluk yoon nag ñoo ko fa doon waxtaanee ñu ne nag lu soxal yoon wi nga xamante ni ak yoonal bi sax laay wax bi Sénégal tëral ci wàlluk gaz bi nag doon na loo xamante ne lu ñoŋ la waaye tamit am na yu bari yoo xamante ni mënees na koo defaraat lépp rek mi ngi tënku ci waxtaan yoo xamante ni nag ay borom xam-xam war nañu koo sekk loolee tey moo génn ci ndaje bi Mouhamadou Lamine Ndiaye. ay jéego ak leeraange ci texte yi ëmb lépp luy pétrole ak gaz fii ci Sénégal waaye jàngalekat droit bi jàpp ni problème baa ngi ci doxalin bi. C'est vrai que l'État a fait de gros efforts du point de vue des textes. dëgg la état bi gën na def ay jéego ci wàllum loi texte yi aussi gën na leer coow li kay mi ngi nekk ci application texte yooyee waaye bu ñu xoolee ba xool état bi def na jéego yu bari. Mais en termes d'efforts, beaucoup d'efforts ont été consentis. jàngalekat bi di xamle ni contrat yi mën nañ ko xoolaat ci kaw ay clause de renégociation bokkoon ci contrat bu njëkk bi. Si par exemple dans les contrats. bu doon ci contrat yu njëkk yi def nañ ci ay clause yi tax ñu mën a waxaale waat kon problème du am ñi sekk mbir mi dinañ mën a tasewaat waxtaan ci contrat yooye bu dee nag dafa làq ay càcc wala lu ni mel bu boobaa problème dina am. C'est là où le problème se pose. moom mu jàpp ni xarañte dëgg doyul ci mbir mi waaye dafa war a ànd ak ngor. Les personnes chargées de conclure ces différents contrats doivent être des personnes compétentes. ñi war a saytu contrat yooyu ak signé ko ñu xarañ la war a doon waaye xarañ rek doyul doxalin bi tamit ci la ba xam ñoom intérêt Sénégal moo leen tax a jóg wala seen intérêt bopp. On défend les intérêts du Sénégal ou on défend ses propres intérêts. pétrole ak gaz doon lu mën a sukkali ab réew téye ba ak doxalin ba bu jaarul yoon rek mën indi ay problème. gannaaw lu soxal pétrole bi ak gaz bi hydrocarbures bi ak ñi nga xamante ne ñoo cay yëngu di nag kon transport ba di dawalkat yooyu nga xamante ne nag daanaka lu ca bari ñooy jàllale kon xeetu hydrocarbure bi ñu gis ni fii ci Sénégal ñoom liggéeykat yooyu ne ci jafe-jafe waaye nag waxtaan wi ñu leen woo ne ñun duñu ci wuy ji ñoom syndicaliste yooyu CNTS FC nag naqarlu na ko syndicaliste yi nag ne ñoom lu waral ñu lànk rek moo di ne seen sous secteur boobee xel mënatu nangu ñaari convention maanaam ñaari xaatim ñu di ko ci amal dañ ci ànd ak Fatimata Touré. ci ayubés bi ñu génn benn convention collective la ñu signé woon ngir rek mu daal di lëkkale ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci secteur hydrocarbure waaye nag mu mel ni rek convention bi li am nañu ci d'accordul ñu daal ci dut baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci sous secteur transport hydrocarbure. ba ñu signé convention bi ñu doon négocier te ñoo waroon ànd parce que dañ jàppoon ñun liggéeykat yi ñun syndicat bi dañ jàppoon ne. dañuy liggéeyandoo ba bu ñu yeggee ci signature ñaari convention yépp ñu signé ko mu nekk instrument bu nga xam ne ci biir secteur pétrole instrument bu mucc ayib régler problème mu relation professionnelle yépp ci biir secteur pétrole mais ñoom ñu bañ léegi nag syndicat bi toog na oo nañ leen plusieurs fois ñëwuñu ba ñu signé convention bi léegi dañu jàpp ne syndicat pétrole benn bopp la kenn du ko xar ñaar. fukk ak ñeenti liggéeykat ñu dàq leen ci entreprise bi di transport Ahmad Juma Gazal CNTFC nag di ñaan rek ñu daat leen di delloo seen liggéey ci ni mu gën a gaawee. 14 travailleurs yoo xam ne ni dañ leen licencier abusivement voilà loolu aussi vraiment dem nañ ci ak ñoom au niveau de l'inspection du travail ba am ci non conciliation ba dossier bi actuellement mu ngi au niveau du tribunal. lu mooy loolee nag syndicat bi di menacer déposer benn préavis de grève ngir rek ñu daal di respecter lépp lu nga xam ni ak yelleefu liggéeykat yi la. te dañu bëgg à partir de cette conférence de presse jafe-jafe yooyu nguur gi taxaw ci employeurs yi taxaw ci ñu saafara ko buñ ko deful syndicat pétrole moom kenn du ko jàngal grève. secteuru hydrocarbure benn la kenn mënu koo xar ñaar bu ñu sukkandikoo ci kàddu Cheikh Diop moo tax nag moom muy artu ñi nga xam ne ñoo nekk ci sous secteuru transport bi ñu daati rek respecté lépp li nga xam ni ak yelleefu liggéeykat yi le moo tax nag ñu leen di woowaat ñu daati ñëw ci table négociation bi ngir rek daati gën a mën a ñoŋal secteur bi le ca diwaanu Ndar moom bël ba nag ma ngay gën di def ay njombe ndax lu toll ci ñetti nappkat ñàkk nañu seen bakkan lu ko jiitu lu toll ci ñeenti téeméer wàññi nañu ko ci ay nappkat yoo xamante ne dee nañu ci géej gi moo waral nag tey jile mbootaay googu ñu duppee nag UNAPAS di sàkku rek ci nguurug Sénégal mu daal di jëfe nag diggéeye mu fa defoon bokk na ci bato yooyu nga xamante ne nag nee nañ dragage moo ko tax a jóg te ba nëgë ni ñu ngi koy xaar te gisaguñu ko Ousseynou Diop Habib Seck.
bël bi dafa ci ay jëye ñetti nit ñoo ci ñàkk seen i bakkan ci ñetti fan yi ñu génn léegi nag lim bi ci nappakat yi faatu ci bël bi ëpp na 400 ak lu teg waa UNAPAS marché la ñu amoon keeru novembre waaye nag nee nañu nguur gi boobu ak léegi dige yi mu defoon dara amu ci. maam le 3 novembre marché boobu ñu defoon nañ ko ci discipline def ko ci yar def ko ci teggin ba lépp loo xam ne xëy na bëggoon nañ ko ci def nañ ko ci te ñi nga xamante ne xëy na bëggoon nañu terewoon nañu marché bi it bi ñu defee marché pare ñoom gis nañ seen bopp mais boobaa léegi gisuñu si lenn loo xam ne moo waral marché bi gisuñu si lenn loo xam ne état digoon na ko mu def ko isaan dégg ñëw nañ fi ay yoon ñëwati fi ay yoon dig ñu li ñu mos a dig si wàllu bël bi mos du si gis dara mos du ko si gis suñ mujjantal wax bi nu mujjantal wax ak ki nga xam ne moo nekk ministre de pêche muy Oumar Gueye ñëw na si def benn CRD wax ne le 22 janvier dinañ ñëw defar première pierre bël bi dinañ commencé liggéey bi boobu ak léegi mën na 6 mois li mu waxoon gisuñu si dara maanaam la mu waxoon taxu na te yaakaar naa ni kilifa saa bu waxee rek la mu wax lu nekk war na mën a xar tànk tubam ba la mu wax lu ne mu def ko li am ci Ndar nag dafa metti lool tax nag ñi nga xamante ni ñooy nappakat yi di woote wàllu te it wax dëgg yàlla loolu dafa metti maanaam di dund di dee ni wañ nekk sa dëkk xam nga ñun dañuy génn di dem fi nekk si àddina bi di fa liggéey si pes ñu nekk suñu dëkk di liggéey maanaam état mënul wut sécurité boo xam ne daf ñu koy defal loolu jaaxal na trop. ñoom sax nee nañu bato yi ñu fi indi woon nii dañu war a taxawal lu jëm ci wàllu bël bi ñu ni nag loolee lépp ay waxu politique la tax ñuy xupp nguur gi ngir la mu diggee woon mu def ko. mais ñun ñii di waa Ndar doon yu jooy guddi jooy bëccëg ndax bato yi nga xam ne ñëwoon nañu muy bato dragas yi nga xam ne ñëwoon nañu ci port bi ñun ñuy dund yaakaar ni bato dragas saa bu ñëwee dina jublu suñu bël bi maanaam mën nu ko defaral mais bato dragas yooyu dañu ko doon xëlamtoo ko ñun taay nañu guddi taay nañu bëccëg jooy na nga nag fu ñu ko mën a jooyee wax na nga fu ñu ko mën a waxee moo tax tey ñu teewaat pour waxal loolu. nappakat yi faatu ci bël bi léegi ëpp na 400 ak lu teg ñoom nag ñi nga xamante ñoo nekk ci diwaan Ndar géej nee nañu nguur gi war na def ay jéego ndaxte li faatu ci bël bi dafa bare. nguur gi war na def ay jéego tamit ci li muy génnee ci GAFAM ci diggante jënd daamar la ak fay facture téléphone démb dégg nañ président Macky Sall di ko wax ne lu toll kon ci 300 milliards ak juróom-ñaar ci suñuy koppar nag nguur gi génnee na ko ci GAFAM diggante 2012 jàpp 2019 moo waral tey télévision Futurs Médias jox kàddu gi ñenn ci doomi Sénégal nu ñu jàngatee li Macky Sall wax ñoom nag gis nañu ne kon jéego jot na ñu jël ci ay matuwaay Maguette Soirée Diallo ci leeral. 307 milliards ci suñu ay koppar la ñu dépensé ci jëndum oto ci atum 2012 ba jamonoy tey jii fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu ay koppar ci facture téléphonique administration sénégalaise train de vie wam kawe lool mu waral njiitum réew mi daldi ci amal ay kàddu mu nekk ab prise de conscience boo xam ni sénégalais yi ñu ngi koy rafetlu. li président wax lu rafet la léegi nag na ko jëfee. Ce n'est pas normal parce que y a des priorités dëkk bi métti na métti boo xam ne bu ñu sañoon xaalis bi nga xam ne mu ngi jëm ci oto yeeg téléphone yeeg yooyu di yàq ñu dugal ko ci population bi rationaliser un peu les ressources de l'État. te nit ñi seetlu nañ ne vraiment administration sénégalaise nu muy doxee daal xaw na doy waar daal parce que la plupart on les comment dire li leen di may ci affaire de prestige dafa bëri. te à chaque fois aussi nu ñuy comment dire nu ñuy dépenser suñuy ressources vraiment c'est à l'excès pour man président Macky Sall bu jëlee dogal yu mel noonu buñ ko mënee respecter vraiment c'est très bien pour la population parce que instant bi nit ñi ñu ngi dund ci ndool nit ñi dañoo sonn trop buñ leen mënee jàppale daal pour man loolu rafet na trop daal. tabax administration bu baax loolu nekk ay kàddu président Macky Sall ay jéego ñu war ko jël te appliquer ko. mu appliquer loolu mu wax. n'est-ce pas ndaxte gis nañ fi problème mu location yi demoon na fi ñu location yi ana location yi léegi borom kër yaa ngi ñëw di yokk di def nu mu leen neexee waaw gën a ngoog xam nga kon déjà loolu waxoon na ko bi ñëpp kontaan nañu léegi indi na encore problème mu ay téléphone beeg comment dirais-je oto yi c'est bon gars yi d'accord nañ ñëpp kay on applaudit bien mais nag application yi moom mooy tax ñu laa suñu problème loolu la quoi qu'on applique les choses et que le peuple ak askan bi sentir véritablement que loolu moo wax mi ngi. bon loolu mooy problème bi nekk la plupart Sénégal bon je vois que ci Sénégal plus particulièrement dans le gouvernement du Sénégal à chaque fois dañuy jël ay comment dirais-je ay décret wala ay loi mais le problème en est que duñu respecter du am ay suivi daal. waruñu jël ay mesures sanctionné parce que nit ki bu defee lu baax dañ ko war a sanctionner positivement mais bu defee loo xam ne tam naka sulul noonu la nga jaaral la ko ci yoon. lenteur administrative yi ñàkk professionnalisme bi bokk na si ñu tàllal suñu micro daal di teg ci kaw administration sénégalaise bi.
ñu koy jaajëfal Maguette Soirée Diallo jëwriñ ñi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu tourisme ak dem ak dikk bi ci jaww ji ma nga doon amal ab nemmeeku ca Air Sénégal ngir àddu nag ci xaatim bi nga xamante ne dox na ci diggante nag benn kër ñu duppee ko TCO ma nga fekk baax ca réew yi tugal yi mu lëkkaloo ci ak Air Sénégal solo si mooy fexe rek ba kon Air Sénégal nag mën di dem ci réew yi tugal yi waaye tamit mën di dem ci yeneen i réew lu ca mel ni rek États-Unis Aïssatou Paye la ñu ci àndal ak Gervais Yao. examen la ñu mën wax ne compagnie bi di Air Sénégal jàll na ko si mois de juillet bi ñu génn nag ñu jébbal ko ab kayit bu koy yombalal dem beeg dëkk bi ci réewum Europe yi te du wéeru ci kenn. te suba bi nag mooy bataaxal boo xam ne jot nañ ko ci autorité aviation civile Europe autorité boobu ne léegi may na Air Sénégal muy opérer ay avion pour yegg si Europe. septembre bii di ñëw ñu ngi xaar suñu deuxième avion A330 Neo dinañu may ubbi ay yoon pour dem yeneen dëkk. licence bi nag naka gën a yombal mbir yi ci wàllum koom ak ci yeneen i secteur ci wàllu ubbeeku ci wàllu koom-koom ak ci wàllu tourisme dafa may Sénégal mën a dem ci ay dëkk yu bëri sans pour autant mu ànd ak kenn te ma leen di fàttale ne bu fekkee amoo TCO bi kayit bi ma leen di wax da ngay fay ka ko am. pour borom boot la comme léegi nag Sénégal soxlaatul kenn ku ko boot mooy demal boppam. jéego yi des nag bëri na teewul compagnie bi moom nar na taxaw temm ngir yombal voyageurs yi dem bi ak dikk bi. jéego yi des ñoo mooy jéego yoo xam ne lépp lu ñu tijji ñu fexe ñu matal ko ndaxte personnel Air Sénégal guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey mais xam nañ ne liggéey du mat. lépp lu ñuy mën pour yombal service améliorer qualité de service Air Sénégal ñu ngi ci loolu tey jii. naam nag am na ay jéego yu des compagnie bi compagnie bu ndaw la mi ngi doog a juddu at ak genn wàll la am waaye fu mu nekk nii mi ngi desservir lu toll ci fukki destination ak ñaar loo xamante ne ci wàllum national ci wàllum sous-régional ak ci wàllum intercontinental. tàggat yaram ci lañ yàddu ak sunu gaynde yi ci wàllug basket ñeel jigéen ñi nag di waajal bu baax afro basket bi fukki gaynde ak ñaar kon tànn nañu leen ba noppi mu mel ni rek liggéey ba dana koy wéyal waaye am na ñoo xamante ne nag téye nañu leen ren duñu ca bokk ku ci mel ni Mathilde Diop Khady Dieng ak Ndeye Thiam Camara Cheikh Sadibou Diarra. Cheikh Sarr expérience la jiital bi muy tabb fukk ak ñaari gaynde yu jigéen yi war a défendre couleur yu Sénégal ci Afro Basket 2019 ñu dëgmal ko ci Ndakaaru bu weesoo Léna Niang ak Fatou Diagne nekk ñu bees ci équipe bi ñeneen ñi ñu tabb yëpp mës nañu am campagne ak équipe nationale bu Sénégal ci lu jëm ci meneuse yi moom Cheikh Sarr Bintou Diémé ak Mame Jojo Diouf la daal di jël ci poste arrière yi dinañu fa fekk Yacine Diop ak Ndeye Sène ci ailière yi ñu ràññee ci Astou Traoré doon capitaine u sélection bi Lalla Niang di jouer nag ci niveau universitaire ci États-Unis d'Amérique naka noonu itam Lalla Wane secteur intérieur bi dinañu fa fekk cadre yu mel ne Mame Marie Sy Koumba Sarr Maymouna Diarra waaye itam Fatou Diagne nekk ca université Purdue ca États-Unis ak Aïda Fall mu di ab liste boo xamante ne nag ñu ngi ko publier gannaaw tournoi international de Dakar muy di tournoi boo xam ne nag gaynde yu jigéen yi ñetti victoire lañ ci am ci ñetti match yu ñu basket naka noonu itam seen niveau di gën a yéeg match bu jot. Mangook Ibrahima Kane lañ doon dégg noonu ñu koy jaajëfal bu baax a baax fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru marax sant leen gërëm leen mbokk yi yéen ñi fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti 20h ci kanam xibaar yi ci nasaraan ak Chérif Diop.